gëm-gëm bi ma amoon gis nga Pape foi en Dieu c'est très très important. nit ki ak loo mën ci def rek ak foo mën ci nekk ak ci nooy mën ci doxee na nga gëm ni suñu borom mooy may. te may na ku ne. may na ku déggul arabe may na ku déggul olof may na ku déggul anglais. ni ku déggul français. donc ki mi may mooy doomi aadama. te doomu aadama bi nag waxuñu géwél bi waxuñu tukulóor bi waxuñu séeréer bi waxuñu njaago bi. doomi aadama la wax. waruma mën a épargner sama bopp ci loolu. daleen ak jàmm seen chaîne Oxy Réussite tey comme ni ngeen ko gisee Wally la ñu leen indil muy quelqu'un boo xam ne il a révolutionné son domaine. il fait partie des meilleurs de sa génération pour certains même c'est le meilleur ñëpp ñoo ko bëgg ñëpp koy déglu ou presque mais du ñëpp ñoo xam histoire am donc tey loolu lañ leen indil muy jaar-jaaram et croyez-moi nar na leen bett ci lu bari. li ñu dajale tey fii defe naa bëri na waxtaane carrière Wally Seck détail par détail date par date mën nañu fi def ay jours di ko waxtaane mais tey qu'est-ce que ça te fait ñu dem ba 2019 nga toll fii nga toll Sénégalais yi macha allah toll fii nga toll ci àddina ci xale boo xamee ni bi ñu lay découvrir ak léegi yàgg na yàggul. alhamdulilah parce que fierté la bu njëkk ci man. njëkk ci képp kuy sénégalais njëkk ci képp ku ma bëgg. parce que ak fi ma déparé ak jaar-jaar yi c'est tout à fait normal bu ñu nekkee tey en 2019. ma wax ni sénégalais yi support nañ ma waaye tamit yàlla nangul na ma. boobu ma sante ko yàlla. donc ma sant yàlla bi ma leen way. tey fii la gën a placé. sant yàlla quoi dañuy wax ni lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam mais mun ngaa nekk doomu docteur te du la tere nekk fajkat nga juddu ci famille yu artiste Thione Seck kay sa baay rek defe naa doy na titre waaye yow it carrière bi da nga cee liggéey loo xam ne ni bu ñu nee wiiw itam dinañ ci boole juddu bi mais boole la ci li nga xam ne ni moom nga liggéey te yombul woon. waaw c'est tout à fait évident parce que li ma yàgg wax rek. être le fils de Thione Ballago Seck artu la parce que ci deret bi ak askan wi waaye inconvénient la aussi donc il fallait que ma à un moment donné ma démarqué jël suma yoon tuuti indi sama propre touche parce que c'est très très important parce que Thione mi ngi fi di lay way bàyyigul way donc il fallait ma indi sama propre touche pour à ce que ñu mën ñu ràññee c'était très très important ma indi loolu. est-ce que sa papa dina ko arrivé mu wax la lii baaxul defal lii. non moom daf ma bàyyi ma jël suma yoon parce que bi may mujjee corriger defe naa CICES la woon. boobu maa ngi doog a génne boo juddoo. ñëw ak sama ñaadab way ma ñëw public bi yuuxu mu ne ñëw ba ñu public bi ne stop. dara baaxul c'est faut reprendre. ci kanamu nit ñi. ci kanamu nit ñi il y avait plus de 2000 personnes. xaw ma 2500 personnes. keroog noo ko dundee. waaw pour dire vrai jàpp na ma. parce que bon j'ai pas beaucoup compris maa ngi doon dugg presque ci musique. en plus que mu ñëw ne ma li nga way c'est faux baaxul. devant tout le monde. je pense que nit ñi doon yuuxu di fecc. ils étaient pas censés savoir. mais il a voulu me corriger ci tàng-tàng bi. ci kanamu nit ci kanamu nit ñi il l'a fait. et ça m'a beaucoup aidé aussi. ci laa xam ne du ma pardonner dara. ma ñu depuis lors mayu ma ko dara. voilà waaw te depuis lors defuloo benn erreur. bon je pense bien que defuma erreur boo xamante ni war na ko jaral mu defee noonu. et que moom ci boppam bu toogee dina xam ni daanaan la waaye jur na naanaan. macha allah dama bëgg ñu ñëw nag ci histoire Wally Seck 27 avril 1985 nga juddu. fii ci Ndakaaru. màgg xàmmee woy nekkul sa yëf ñu njëkk la tàggat ci football. bi nawetaan amee nawetaan nga muy daanaka mbapatu sportif. bi tukki dem France Angleterre Italie dóor dàqe ci football bi mu jotee itam def nga ko. est-ce que période yooyu noonu xalaatoon nga ni yow tu étais destiné pour def musique. non. non man nit ñi bu ñu doon dem di bari sama papa
du ma woon dem ci yooyu. non du ma woon dem ci yooyu. parce que intéressé wu la woon quoi. Il y avait que le sport qui t'intéressait. non la musique ne m'intéresse pas du tout. ok musuma intéressé man football laa doon def. ak dem cant. kese. waaw doon Baye Fall. waaw dem cant waaw su may dem Bali ba Bali mënul ñàkk. discothèque lay dem. waaw definitely. il paraît que période yu metti la woon diggante football bi nekk bitim réew. en même temps Modou war a taxale. waaw dafay metti c'est normal aussi. soo nekkee sa taw yaay bu góor. ah nga war a génn kër gi say rakk ne fii. nga bàyyi ay rakk yu jigéen bàyyi askan yëpp. li metti da nga ko war a dund te ñoom ñu bañ ko xam loolu moom importance. parce que bi may tukki je me rappelle 7 heures du matin laay doog a njëkk tukki. jamono yi Air France 7 heures lay dem. à l'époque. waaw Air France 7 heures lay dem 7 heures 8 heures et quelque parce que maa ngi génn sama kër 7 heures moins. sama yaay dafa yeewu mi ngi sol benn yére bu beige. mooy sër yooyu mère ji sol. beige mu ne ma boo demee foofu jëloo alal jàmbur. defoo lu bon. naanoo sàccoo toxoo li ñuy tere. bu soobee yàlla xaw ma kañ ngay ñëwaat fii. waaye boo ñëwaatee dañ gis beneen waal yi. macha allah waaw parce que boobu ñu bëri dañuy yaakaaroon ni. xam nga en étant jeune. dañuy yaakaaroon ni boo nekkee jeune bëgg affaire cant affaire Baye Fall da ngay viré. dëgg la xam nga. te man boobu xam nga dama focaliser woon trop ci cant yi xam nga. waaw man daal ay cant daal laa bëggoon. donc est-ce que mun nañu wax ni cant googu moo la dimbali parce que mu neex mu naqari. obstacle am obstacle ñàkk ñu ngi lay gis rek yaa ngi topp sa yoon. waaw parce que moi je me rappelle bien Ouest Foire bi rek yàggul c'était en 99 2000. sama papa mi ngi dëkk Ouest Foire am Gandi Château am lépp vraiment moom xaw ma lu ko nit mën a reprocher waaye du ko reprocher loolu de. waaw moom day teral na njabootam de. macha allah waaw moom defar na kër gu yànj bu njabootam mën a doxantu te kenn du ci buuxante. yéene na leen daal. parce que bi mu ciy toll mënoon na def këru 500 mètres carrés. wala 300 mètres carrés. wala 150 mètres carrés. waaye xër ak yeneen njabootam moo tax mu def 1000 et quelques mètres carrés pour man quoi ci sama philosophie. ci sa xalaat ci sama xalaat. donc malgré tout j'arrivais pas à rester chez moi. pourquoi j'étais pas chez moi en fait. waaw boobu xëy na ñaari kuy la war a yoroon bokk mbalka rek xam nga suñu borom moom bu lay dimbali di la tàggat. yu bëri moom moo koy def ci yow. Santala la doon fanaan ko ñoom Njaga Yande. après moo jógee Santala arrêté ma dem Fadia. ndax mos a bëgg affaire de Baye Fall. waaw parce que man suma maam presque moom ma yar affaire talibé ci enquête yi ma enquête ci xam gi ma la xam. ci yàgg a parcourir sa dundin. nekk nga xale toll ci ay jamono yoo xamante ni sax en plus de di ànd ak ay nit yoo xamante ni mën nañu jàpp ni yenn saa yi ci xalaat bu gàtt bu ñenn ñi kii warul ànd ak kii daan nga dem ba mu jaral la ngay jël dundu kër gi. di ko yóbbul. ñi nga xamee ni ñoo dëkk ci koñ bi te mënuñu. waaw parce que boobu ñun sama gars yi. ba dégg naa bu remerciement ak ngërëm daan jot. dañ daan dem di gërëmi paa bi. waaw boobu mu daan. te paa bi du xam dara. kon kii ceeb yi manqué ak yàpp yi manqué yëpp moo koy jël di ko jox gars yi waaw affaire yu grave donc parce que xam nga boobu ñun ñu ngi ànd nekk ay xale. bëggante. donc léegi la rek man pour man léegi la rek ñuy xool classe bi kii ak kii waru ànd. mais bu njëkk. koñ bi doo xam grand bi doo xam paa bi ñëppay àndandoo quoi. tu vois ñëppay toogandoo mais ku nekk day respecté sa morom. mais ku nekk boo amee dara da nga koy yóbbu ci gars yi. ñu bëggee. parce que boobu man presque ñu ma àndal ñëpp kenn moo ci doon liggéey. muy Papis Ndaw su ma juumul waa Papis Ndaw moo ci doon amoon liggéey te ñun dañ ko sax doon luxus xaalis. parce que tellement non xaalis doo koy gis noonu non doo koy gis noonu quoi tu vois parce que benn dàll ngay am soo amee dàll bi soo ko waree changer da ngay dem Colobane nga changer ko teg dàll bi teg xaalis te am beneen dàll ay ñaari dàll yooyu doo ko sax dégg man musuma fàttaliku fu ma jëlee oto dawal ko nii comme li gars yi doon def nii dawal oto dem boîte nii non man musuma ko def xaw ma ko man bu man sax yooyu amu woon effet. et pourtant doomu Thione Seck nga. mais daf ma tàggat. man Pape en 98
su ma juumul 98 ba 2000 laa mu jeex papa jox ma de. 98 ba 2000 laa mu jeex papa jox ma. te ba tey yaa ngi nekk xale. ci période boobu waaw 98 2000 daal laa mu jeex su ma juumul su ma forcé wul juumul. maximum 2000. laa mu jeex papa jox ma mais noo ko doon ñafeel sa bopp da nga doon liggéey noo doon lijjantee sa bopp. li gën a tardel Afrique rawatina Sénégal bokk na ci la fait que ni du ñu teel a responsabiliser nit de ce fait aussi jeunes yi du ñu am habitude du teel a jël seen responsabilité maanaam devenir indépendant financièrement comme ni ko Wally defee bañ a dépendre ci kenn. tey boo demee États-Unis wala Europe à 18 ans yaa yor sa responsabilité bopp tu sors de la maison en général même si que boo soxlaa ñu dimbali la say parents dinañ la dimbali mais Sénégal ngay gis ku am 30 ans ba 40 ans nekk di dund ay kër waajuram ba tey di continuer aussi di dépendre ci moom peut-être aussi suñu réalité culturelle moo bindoo noonu te aussi conditions yi bokkul mais en tout cas tey peut-être suñ doon teel a responsabiliser wala jeunes yi suñ doon teel a jël seen responsabilité problème yi bëri ci mel ni chômage mën na wàññeeku lu bëree bëri. non parce que yàlla dafa def boobu bëggoon na ma mel ni mu bëgg ma mel. noonu rek laa ko mën a kiiwee parce que man ñu bëri booy wax kii doomu Thione Seck dañ naan non non kii doomu Thione Seck la. yeah definitely parce que peut-être xam nga ak jàpp yi attitude bi. waaw. teel a nekk ab taalibe quoi. waaw yàlla dimbali na ma nag mus ñu ma jëlee ci torof ci ñàkk fayda yooyu. mus ñu ma fekk may jëfandikoo lu ñuy tere. ay jël alal jàmbur yëpp di woon suma jàpp. mais xam naa ne daal ngoon moom mun na fekk ba doon fekk terrain. bu guddee it boo ma seetee ci cant di nga ma gis. donc football cant gi. cant gi waaw football. bu baal mënul ñàkk discothèque laa jëm. mais. bokk ñoom benn jàpp maag paa bi. voilà doo dem ci ay non bokk ñoom benn jàpp quoi. mën naa wax sax bi ma commencé musique la ñu am entente bi tax ñuy wax entente en fait yàlla dafa dogal sama papa mag moo ko yar. muy papaam balaa dara xew tamit dafa demoon moom tamit dafa teel a génn kër baayam. sama kër maam. dem kër Alaaji Thione. après noonu kër Alaaji Ndeye Fall noonu ba ci li ma jot a dégg Ablaye Mbuub moo ko yar. xam nga yariñ bi bokkul. moom tamit dafa Papa Thione dafa strict. ñi la def. est-ce que mën nañu wax ni kon enfant rebelle nga woon. non parce que dañu amu woon connexion bu bëri parce que dañu rusante woon. d'accord man su may ñëw su ma yeew sa baab mi ngi nelaw. est-ce que nga. su may tëdd si sax day léegi bu fekkee damay teel tëdd moom mi ngay may gan. ci veut dire que miinantewul va bene voilà miinantewu leen woon. va bene d'accord miinantewu leen woon te bokk leen woon yoon. va bene waaw parce que musique bi ça n'intéressait pas du tout. et j'ai compris. soo gisee léeg-léeg may tukki di forcer di yóbbu Mouhamed suma doom. pour loolu rek la. pour nga mën ko miin pour bañ li ma dal man. ak sam papa. mu dal ko. d'accord mais sama papa doo koy wax sax ba léegi yow mu ne non il faut communication il faut lii il faut là il faut. mais c'est vrai que c'est important mais loo xamul pendant 30 et quelques années. ba toll ko ba màgg ba am ay 25 ans 27 ans. pour mu ñëw naturellement dafay graaw. da ngeen rusante quoi defe naa. voilà donc bi football bi passé kañ la déclic bi ñëw mu wóor la ni yow léegi jot na pour nga tàmbali carrière woykat parce que grand public bi ñu ngi la découvrir 2007 ak premier single bi di Boo Juddoo bëgg naa sax laata nga ñu nettali histoire tàmbali carrière bi ak déclic bi ñun ñu tàmbali ko ak Boo Juddoo yàgg na yàggul 2007 premier single Wally Seck ci la àddina découvrir doomi Thione Seck bi. Boo Juddoo fekk baay mu jëli yoonu. 2007 Sénégal yëpp découvrir Boo Juddoo mais déclic bi d'abord kañ la tàmbali. waaw mi ngi ma fekk Angleterre. fekk ma doon woyantu ak ñoom Ali Kalakali kii bi ngay dégg léeg-léeg ak ñoom Medoune Ndiaye. maa ngi amoon manager bu ñuy wax Tamsir Jenkins. c'était un Gambien. donc su fi dégg peut-être boobu sax da nga am manager. waaw ok. sama papa yëgul ni maa ngi woy. ngi laqatu. après xam nga bi mu ñëwee Sénégal sama mag moomu xew. moom mi ci laa njëkk a woy foofu nit ñi di jooy en fait mais bi mu ñëwee mu dafa ne yoon bàyyi leen seen caaxaan yi waay waaye moom football lay def. mënta nekk woykat waaw mënta nekk woykat xam nga. moom à un moment donné
bon xam naa nee na d'après moom waykat laa jàppale naa ku ne jàppale naa frère jàppale naa ku ne sama doom bu ñëwee mu mën ak mu ñàkk mën dinaa ko jàppale ba keroog yàlla di indi li ko neex tu vois jàppale na ma parce que waroon na ma jàppale mu ñëw support ma ma koy defal première partie mais gëm-gëm bi ne woon ci man gëm-gëm bi ne woon ci man ak gëm nii li may def mën naa ko te tànk ma ci xuus di ko jàng di ko gën a mën gëm-gëm ni su ma ko toppee lépp lu ko ci naqari woon dinaa ko fajal man xam naa ni man au plus profond de moi man rek maa ko amoon. mais est-ce que amoon nga confiance ni affaire bi dina dox. dama lay nekkal benn affaire. bi ma njëkk a génne suma live bi tax may de jouer soirée. dañ ci xuloo dañuy toog ba ci salle bi. ba mu mer. mu ne yow da nga yàkkamti. pourquoi ma ne ko c'est le moment ou jamais mu ne ma yow xamoo le moment opportun tu connais pas le moment. yow yaa ma wax moment man mi la jot ci musique ma ne ko c'est le moment ou jamais. ma mën a xoolal va benn comme noonu nga ko gisee non sa affaire la. comme ça. ma ne ok. comme man j'étais trop fragile par rapport à ça. su ma génnee sama rongoñ day tuuru quoi. après sama yaay ne ma waaw du gëm nga ko ma ne ko waaw ma demal def ko. looloo indi tey penc mi guichet fermé mooy ni lépp. waaw mooy album live Volio. parce que avant Volio yaa ngi doon taqale de temps en temps. waaw parce que dama génne album. nekk ma fi ñu war ko génne sama ginnaaw. mix bi passé à côté. parce que ki ko doon mixé boobu tolluwaay la daal. mix yi passé à côté. tu vois. il fallait ma rattraper wu génne benn album live. wane ni vraiment y a le talent en fait. mu ne non ñett du ci dal. après bi ma ko génnee bon yàlla def waaw. yàlla ne waaw yàlla def li mu def. waaw def li mu def waaw après bon ci la penc bi commencé. voilà mooy jouer soirée penc bi def ay guichet fermé. après bon mu dem ba toog mu ñëwatul. parce que premier album bi Volio yaa ngi ko génne juste après bi boo juddoo. 2009 la génne 2009 waaw fin 2009. bi mu génnee noonu ñu bëri amoon surprise parce que Thione ay rakam la ñu xam ñuy woy. Sénégalais yi de façon ci généralité bi xamuñu ni Thione jur na doom buy woy. waaw parce que man defe naa bésu Korité xaw ma bésu Tabaski la ma njëkk présenté moom public bi. muy Caserne Samba Diéry Diallo. album bi mu génnee aussi amoon na ñu ne war na amoon na ñu ne bu ñu tànqal. c'est tout à fait normal. tout début est difficile. d'après man li ma mën a am jàngat mooy ala kulli ali Pape Cheikh. dama waroon woy rek. parce que les programmes suñu borom la. yàlla ko programme waaw moom mooy def programme moom mu ko nekkee waaye yàlla lu mu programmé yow déjà bi nga tàmbalee rek ci nga commencé nag di gis jafe-jafe yi nga xam ne sa papa la ci doon junju. yaa mais à un moment donné dem naa ba ne man est-ce que lii sax jar na ko mais saa bu ma nekkee man kese. su ma toogee di seetaan na clip américain yi wala may seetaan dara. dama ne c'est possible parce que nit way na ca bitim réew. ñu fekk ko fa ne ko teel ay bal ñu yóbbu ko hôpital faji ko. mu ñëwaat way. alhamdulilah ñun suñu réew. amul loolu. am na xarabante am na waxante am na yenn yi mais nag. am na foo xam ne yegguñu fa. waaw am na foo xam ne egguñu fa ñoom ñu sante ko yàlla aussi. sante ko yàlla. voilà bon vraiment sante ko mag ñi baax ñi gannaaw bi ñu sante yàlla sante ko mag ñi baax ñi fi ñaan. et puis ak comportement sénégalais parce que on est tout le temps sénégalais. on restera tout le temps sénégalais. te ay nitu yërmande la ñu. waaw parce que li ci am solo mooy muy neex ngay dem muy naqadi ngay dem album bi génn rek ñu teg ci quelque temps après 2011 nga commencé am ay trophées
sunu Music Awards ñu ngi koy fàttaliku ñu nominé la parmi ay artistes yoo xamante ni ñoo la mag ñoo la fi jiitu nga commencé dégg homme de l'année commencé am ay meilleur album de l'année commencé am ay meilleur artiste de l'année loolu nekkoon na mbetteel pour yow ou pas? waaw nekkoon na lu rëy ci man parce que su ma juumul Pape suñu première grand théâtre moo indi loolu mooy bi ngay sol cuub bi su ma juumul moo indi loolu Wally pour man grand théâtre bi li tax nga invité moom non fii dinaa fi ñëwaat parce que fu bokk ci sa carrière la oui moom ma premier grand théâtre bi ngeen defaree seen billet carte gab yi dinaa ci ñëw loolu dañ koy nettali defe naa daal parce que moo indi bopp bi quoi da nga réussir aussi ay prouesses lu jiitu sax grand théâtre bi waaw 2012 nga génne sa deuxième album tuddee ko lu ne albumu 8 morceaux ba tey c'était pas évident bi ngay génne album boobule mais terewul yaa ngi ci ngoy rek di def liggéey bu rafet parce que gëm-gëm bi ma amoon gis nga Pape foi en Dieu c'est très très important nit ki ak loo mën ci def rek ak foo mën ci nekk ak ci nooy mën ci doxee na nga gëm ni suñu borom mooy may te may na ku ne may na ku déggul arabe may na ku déggul olof may na ku déggul anglais ni ku déggul français donc ki mi may mooy doomi aadama te doomu aadama bi nag waxuñu géwél bi waxuñu tukulóor bi waxuñu séeréer bi waxuñu njaago bi doomi aadama la wax waruma mën a épargner sama bopp ci loolu dama ci am yàqiin am ci yaakaar gëm ni ñi muy may dama cee war a bokk te gannaaw bi ma wanee yoon may ma xel may xalaat mu bàyyi maag suma wér-gu-yaram yàlla na wér yàlla na wéy dara jomb ma ci ay mayam te suñu borom bu lay may Pape da ngay foog ne yor yaa fi nekk bu lay may moo mën a maye ni mu mënee xañee noonu la mën a maye parce que nit bu lay may day xool li ko doy mu may la ko mu calculer ko mu calculer ko waaye moom du maa la wax lii maa la wax lii li ko Masek Thiam di waxee Kanzul Arzam xaw ma nu mu ko tuddee mu ne suñu borom dafa defar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam néegu yërmande néegu teranga néeg boo xamante ne du Facebook da nga ñëw tibb rek tibb bu mënatoo nga dem magasin yërmande waa néegam rasulillahi la defal loolu waa léegi moom nag dëgg la de ndegam Seydina Mohamed la yàlla defal néeg boo xamante néegu yërmande nga sopp ko rek bëgg yonent bi rek mu lay defal teranga yooyu di defal yiw yooyu léegi ndegam yonent bi mooy def yooyu moom nag suñ borom day wekki piis nga ñëw wekki dem mu tegaat beneen dëgg la de kenn du manqué waaw noonu la demee te lépp ay mbiram la lépp ay mbiram la parce que nag Pape fii gis nañ fi bu nekk am na ñu ma gën a metti jaar-jaar am na ñoo xamante ni waxuma la dàq way waaye mën nañ maa boot di way waaw waaye amaana kenn déggu leen amaana sax bëgg nañ génne single bu ñu leen déggee mu tëleen amaana seen làmmiñ jotewul foofu dëgg la kon suñu borom la liggéey boo def rek fës ci rek suñu yàlla moo teg loxo. gëm sa bopp ak gëm sa borom mooy ñaari nga xam ne ni tey bépp doomu aadama bu ko def ci boppam rek mën na réussir lépp li mu am ci àdduna suñu problème mooy que ni on se dit pas souvent très souvent même que c'est possible se demander des questions telles que pourquoi pas comme ni mu ko waxee tey parce que toog na gis ay woykat ci ay dëkku étranger ñu def benn affaire il s'est dit pourquoi pas mu def loolu tey ñun lu ñu war mooy am benn genre d'inspiration bu mel noonu gis ni di def leneen ci benn dëkk on se dit pourquoi pas bien sûr après ñu adopté ko ci suñu réalité socio-culturelle mais notre problème mooy que ni dañu accepter médiocrité bi ñu nekk di dund on ne rêve pas grand on n'a pas d'objectif on est de simples spectateurs d'éternels consommateurs yàlla ñëpp la fi nekkal amul nit ku ñuul amul nit ku weex amul nit ku jaune nit nag su lay may wala su lay yëkkati moom fi ay loxoom yem rek la mën a may mais suñu boroom moom ay mayam amul àpp li mu yor du jeex donc ñun lu ñu war mooy dañu war a gëm ni dañu war a réussir
gëm ni ñu muy may dañ ci war a bokk parce que jombuñu souvent gars yi dañuy faral di wax naan on est sur le mauvais continent mais ce n'est pas vrai ay étrangers ñu ngi fii ñëw di réussir suñu véritable problème mooy la mindset état d'esprit tey États-Unis bu yeggee fi mu yegg tey muy la première puissance mondiale c'est parce que à travers le développement personnel en partie moo leen may état d'esprit bu ñu am gëm ni ñoom lépp luñ dugg dañ ci war a réussir mais ñun suñu problème mooy que ni amuñu état d'esprit boobu amuñu la culture de l'entrepreneuriat wala boog même suñ ci nekkee finalement dañuy lâcher parce que nit nekk na ci benn affaire pendant des années wala pendant des mois mu jékki-jékki rek lâcher alors que su continuer woon def tuuti effort mën na commencer gis les résultats mais amuñu suffisamment de mindset suffisamment de détermination pour war a mën a aller jusqu'au bout de nos rêves donc liñ ci mën a jàngat daal mooy nit ki en tout cas muy gëm sa bopp muy gëm sa borom ñaar yi nga xam ne ni moom nga war a mën a jiital ci lépp li nga xam ne ni moom ngay def pour mën a réaliser lépp li nga bëgg sa àdduna y a pas de secret. confiance en soi gis nga ñaar ñi fulla ak fit kenn mën ko wutal nit conseil rek lañ la ci mën a jox mais kenn mën la ko wutal aujourd'hui fierté bi war a nekk ci yéen mooy réussir gëm ni da ngeen a war a réussir ba bu ngeen joxatul tubaab mu sol du ngeen xaar fa gijaay moom pour sol ko wala ngeen xaar pour jox ko seen doom du ngeen xaar auto venant de France bu mu dawal ba màgget jox leen pour yéen ngeen jël seen bopp confiance boobu su amee et puis amul billet d'entrée amul secret il y a que la confiance en soi et la détermination. bi ma eggee Italie coach bi pour wax la Zidane lañ doon wooy mais Pape su ma takkaan dàll di football dafay mel ni sama lii